salaamaaleykum sama gars yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen nemmeeku di xool bu baax a baax ci loola nekk sama gars yi tey akama baax moo dellu ci waat di defaat beneen taxaw seetlu gars yi ci YouTube bi nag fan yii nii ñu ngi leen di jégalu ndax affaire yi ba tey mënagul jàll ci YouTube bi ndax am ay tuuti réglage yoo xamante ne rek war nañ ko defaat ci tuuti quelques images yi moo tax affaire yi gëj a dugg ci YouTube bi mais loolu maa ngi ciy jégalu sama gars yi bu wér rawatina sama waajooju nekk from Paris muy Birahim lay ëxlul luki maa ngi koy jéggalu bu baax a baax ci affaire yi ni nga xamante ni gëj na ko jot ci YouTube bi yéen ñi ko doon jot ci YouTube bi yëpp ñu ngi leen di jéggalu mais affaire yi ci fan yi rek dina dellu ci waat ci YouTube bi mais nag sama gars yi tey taxaw seetlu bi nga xam ne ñu ngi koy def ci samedi bi taxaw seetlu bi liñ koy gën a def mooy ci Dakar waay yi tuddee seen bopp ay guerrier Dakar waay yi tuddee seen bopp ay nandite tey si ñoom la ñuy gën a def taxaw seetlu bi ak ñi leen Macky Sall di foowee 2012 jusqu'au 2020 sénégalais yi Dakar waaye toog benn place rek croiser les bras Macky Sall di leen kalli mais jéemuñu si nasuñu si noccuwuñ si mu mel ni benn Barthélemy Dias rek mooy koo xamante ne mooy yeewoo Dakar beneen affaire bi nga xamante ne mu ñu ngi koy laal si actualité yi mooy affaire bi nga xamante ni mooy pistolet fowukaay yi nga xamante ne mu ngi dugg si biir école yi. sama gars yi nag akama baax ma ngi leen di wax ngeen dem Facebook suivre affaire yi partager bagage yi gën a yaatu bu ko defee gars yi gën ko suivre gars yi gën a dem ci affaire yi sama gars yi boo leen xoolee suñu état yi yàpp bi nga xamante ne yàpp nañ ñu ko ak état yi ni nga xamante ni noonu la ñuy sacrifier population bi ak suñu état yi ni nga xamante ne ñun noonu la ñu mettre suñu vie en danger suñu état yi ngay gis ni ñu jëlee suñu vie teguñu ci amuñu benn sécurité boo xamante ne ñoom géreel nañ ñu ko te pourtant ci campagne bi mu ñëwee ñoom dañu proposé woon nañu ne carrément suñu sécurité ñoom seen loxo la tegu wante lan moo gën a doy waar non seulement ñu nee nañ suñu sécurité seen loxo la tegu mais boo leen xoolee depuis départ nouvel ordre de vie mondial bi ngay gis saa su nekk affaire yi mu ngi def ay jéego di dox ci biir sénégalais yi di ñëw ñu ngi gis ay tarixa yu bees yooyu bu leen ko ci génnee ñu ngi gis góor jigéen yi di gën a bëri yooyu bu leen ko ci génnee ñuy gis ñuy dem ba ci lieu de culte yi dem ba ci jumaa yi di fa def naka sudul noonu mu nekk ay affaires yoo xamante ne ay test la yoo xamante ne ñun dañuy dem ba banaliser affaire yooyu noonu nga xamante ni dañuy tàmmal gis lu bon ba nga xam ne bu ëllëgee bu ñu gisee lu bon sax du def benn problème mais ngay gis suñu état yi nii amul lenn lu ñu def pour aar population bi rawatina na xale yi. ngay gis waa ministère du commerce yabaate bi nga xamante ni yabaate nañ ko xoolal nax bi nga xamante ne ministère du commerce ñu ngi koy nax sénégalais yi croiser les bras fan la nax bi nekk yow bu ñu jëlee ay benn marchandise dugal ko ci biir dëkk bi benn commerçant dem jëndi ko dugal ko ci biir dëkk bi ñëw di ko jaay ay xale yi di ko utiliser ministère du commerce amul kenn ku muy jàpp lu dul dem jàppi commerçant bi. mais commerçant boo xamante ne dafa ñëw ci dëkk boo xamante ne dañu ne pays organisé la dëkk bu organisé dëkk boo xamante ne nee nañ li fiy dugg ak li fiy génn yëpp ñu ngi koy saytu léegi waa dëkk boobu noonu def benn faay boo xamante ne talluñu ñu contrôlé wuñ ñu lu dul di wër di lijjanti ay base politique képp ku ñu jox benn poste Macky Sall depuis bu mu leen menacé ne leen képp koo xamante ne dañ la gagné sa base dama lay dàq ci poste bi ma la jox ñoom directeur société yi ñoom ñëpp gouverneurs yi ñoom ñëpp préfet yi talutuñu dara lu dul politique suba politique ngoon depuis bi Macky Sall ñëwee fii ba léegi commerçant bi bu ñëwee moom est-ce que commerçant bi mooy dem jël yës produit ci magasin grossiste commerçant bi jël produit boobu noonu ne moom moo koy yóbbu ci laboratoire ñu saytul ko produit bi ndax baax na wala bon na loolu est-ce que liggéeyu commerçant la est-ce que loolu liggéeyu commerçant la léegi ñu dem jàpp benn commerçant boo xamante ne yoonam nekku ci pour nax sénégalais yi comme quoi que ñoom ñu ngi liggéey léegi téye ko en garde à vue léegi ci biir ministère du commerce ci biir ñoom ñi nga xamante ne ñoo war a contrôler yooyu kan lañ fa sanctionné ci ñoom est-ce que dégg ngeen ñu ne sanctionné nañ fa kenn est-ce que dégg ngeen ñu ne wàccee nañ fa kenn est-ce que dégg ngeen ñu ne arrêté nañ fa kenn te pourtant faay bi ci ñoom la jóge mais commerçant bu nekk ci biir dëkk bi lépp loo xamante ne daf ko gis ci marché bi moom dafay jàpp ni loolu lu baax la
parce que ñun ñoo ne dëkk bi dëkk bu organisé la mu am ay service d'hygiène ñuy wàcc ci terrain bi chaque jour que jëfee muy am ay contrôle économique ñuy wàcc ci terrain bi chaque jour que jëfee kon commerçant bi lépp lu mu fekk ci marché bi day jàpp ni lu valable la ngeen gis ñi yàpp bi ñu yàpp bàyyi leen commerçant bi ñi ngeen dem sanctionné ñi ngeen war a sanctionné te parents yi ñu ngi leen di woo ngeen xool seen doom yi bu baax a baax a baax a baax beneen côté bi nga xamante ne tamit ñu ngi fay ñëw ci Dakar man Dakar waaye daal man seen nandite man xaw ma fan la nekk Dakar waaye yoo xamante ni ñoom seen nandite paasewul fenn fu dul dem cant dajji ay carton dajji ay canette loolu mooy nandite bi foofu la yem foofu la nandite bi yem ngeen gis Macky Sall muy wër nee na moom moo gagné élection yi en 58,% moom Macky Sall léegi Macky Sall ba mu ne moo gagné élection yi kenn gëmul ni Macky Sall moo gagné élection yi ñëpp dañu ne Macky Sall gañewul élection yi dañu sàcc élection yi ñëpp a ko wax gis nga lii mu ne day éliminer ville yi dafa gën a confirmer ni Macky Sall gañewul élection yi yow nan ngay gagné ay élection nga ne yow Dakar nga gagné léegi nag ñu war a demaat ay élection mu nekk élection municipale suñu kanam ñu indi benn yambar bu mel ni Khalifa Sall mu mel ni xar mu réer ñàkk fayda ba ñu utal ko dossier léegi nag mu topp dëkk bi nee na moom day taxawaal du dajale ay nit moom Khalifa Sall moomu noonu mais Macky Sall ragal Khalifa Sall tiit Khalifa Sall tappet Khalifa Sall benn façon tappet boo xamante ni kenn mënu ko imaginer Khalifa Sall c'est que mu ngi si terrain bi rek Macky Sall tëddatul nelawatul yandooratul parce que moom jàpp na ni heure bu demee Dakar te Khalifa Sall nekk si biti mooy day perte Dakar te yow nga ne yow élection yi nga ne yow yaa gagné Dakar xam nga loolu c'est faux léegi ñu jël nag ay genre espèce su kilifa naxaatekat yoo xamante ni nee nañ ay lébu lañ te est-ce que ay lébu lañ ñu mel ni ay Ablaye Matar Diop dèjà lébu du war te Ablaye Matar Diop day war ku weddi laaj ko Serigne Modou Kara waa PVD moom xam nañ Ablaye Matar Diop te lébu du war Ablaye Matar Diop day war Ablaye Matar Diop moo fi demoon rey boppam ba ñu indil ñu fii Bassirou Diagne mu jël grand Serigne santale ko Diagne ànd ak Bassirou Diagne fii tey Ablaye Matar Diop boobu noonu moo xëyaat nekk grand Serigne sant Diop le grand Serigne bi sant na Diagne après jóge si Diagne dem santaat Diop te loolu yëpp loxo Ablaye Matar Diop génnu ci te nee na moom lébu 100% la nga gis Macky Sall ger bi nga xamante ne ger na ko Ablaye Matar Diop mooy yóbbu ko assemblée nationale dugal ko si biir bureau assemblée nationale def ko 3e vice-président ndeke boobu Macky Sall di def loolu Ablaye Matar Diop Macky Sall dil bii nii la préparé woon pour léegi bu ko dugalee Ablaye Matar Diop genre Ablaye Matar Diop yi waree ko porter combat bi pour Dakar waaye ñoom du ñu wax dañuy neutre gis nañ ko nag mu génn nee na day def ay signe day waxal pour Dakar yow Ablaye Matar Diop ban kaddu Dakar waa nga yor yow jaraaf Youssou Ndoye sax moo la ëpp njëriñ ci Dakar yow bu dee kaddu Dakar waaye rek actuellement nii si loxo Barthélémy Diaz la nekk si loxo Barthélémy Diaz même noom Barthélémy Diaz moo fii génn di xeexal Dakar mu jaral ko dem prison yow Ablaye Matar Diop sa loolu ngay woote noonu naan ay Dakar li Macky Sall da nga ko dugalaat ci biir rang yi et cetera mais kenn du ko defee noonu na la jaral nga démissionné si bureau assemblée nationale da nga ko bëgg a xeex rek li ñu bëgg a éliminer fii lii na la jaral yow Ablaye Matar Diop nga démissionné bureau assemblée nationale ñëw wàcc ci combat bi ak waa Dakar bu dee yow Dakar waa bi ngay woote dëgg la ci yow mais nga gis Dakar waa yëpp taxaw terrain neutre Macky Sall di leen kalli-kalla jàpp na seen maire yambar bi Khalifa Sall jàpp ko tëj ko si kaso bi utal ko dossier éliminé ko si élection yi gisoo benn booy Dakar bu jóg fii di wax te bu ñu waxee booy Dakar yi génn ñooy nandite ñooy guerrier yi fekk ñoom ñooy tappeti seen guerrier yëpp seen làmmiñ la yem seen guerrier yëpp seen làmmiñ la yem ngir gisaat ñu ñëwaat dawalaat ñu gis benn Mimi Touré actuellement nii moom mooy wax si 3e mandat mais Mimi Touré moo ñu yàpp mais Mimi Touré kii moo réew mais yow Mimi Touré yow nan ngay ñëwee ne yow yaay wax si 3e mandat yow ñaata yoon lañ la laaj si 3e mandat Macky Sall yow Mimi Touré nga ne élection yi des na 4 ans wax si 3e mandat jotagul yow Mimi Touré te yàggul dara nga ne yow wax si 3e mandat jotagul léegi yow Mimi Touré moomu noonu yow yaa wëlbatikuwaat tey di waxaat naan indiwaat coowal 3e mandat naan nekk naag nekkul yow Mimi Touré mais li gën a metti nag si Mimi Touré li muy def mooy Macky Sall ni muy xeexee Mimi Touré nan la koy xeexee mooy Macky Sall corps de contrôle yi la jël yóbbu leen conseil économique pour auditer gestion Mimi Touré léegi lan moo nekk ci affaire boobu mooy ni mu Macky Sall di ñàkkalee fayda corps de contrôle yi am ci biir Sénégal
def leen benn arme de guerre boo xamante ni ñoom lay xeexee def leen benn arme de guerre boo xamante ni ñoom lay guerree ku mu juboowul rek yóbbu ko foofu utiliser leen pour arme politique nga gis corps de contrôle yooyu dañoo dem ba amatuñu benn crédibilité ñoom ba ñu demee ba ñu war leen utiliser pour arme politique sax di leen utiliser noonu ñoom seen bopp si seen ngëm-ngëmu bopp sax war na leen jaral sax ñu bañ démissionner tekki seen nombal tànk nga gis Macky Sall nu mu leen ñàkkalee fayda ñàkkal fayda ba kenn considéré tu leen pour ngeen xam ne Macky Sall nu mu bonee ci biir réew mi rek bon bi Macky Sall bon ci biir société bi rek yéen foo ko natt rek Macky Sall dépassé na foofu foo ko natt rek Macky Sall weesu na foofu noonu mais nag jëmuñu pour défendre Mimi Touré yow kenn du la défendre yow Macky Sall bu la doon tëral di la rendi sax kenn du la ne massa yow li nga ji rek ngay góob non sent yi nga doon def à cause de Macky Sall yëpp tey moo wëlbatikuwaat sa kaw yow Mimi Touré moo tax yéen Dakar waaye jóg leen ngeen xeex pour seen dëkk jóg leen ngeen xeex pour seen gox jóg leen ngeen xeex pour seen région jóg leen ngeen xeex pour seen ville muy waa Dakar muy waa Tëngéej muy waa Ndar muy waa feneen bépp fépp muy Géejawaay fépp fu ville nekk Macky Sall ñëw bëgg ko fagaagal pour des raisons de politique yéen ñi fa dëkk dem leen dugg ci ay mouvement comme mouvement yi nga xamante ni moom la gaay biir teg ma njaay si sa ONG 3D ngeen dem dugg si biir mouvement yooyu xeex seen ak seen ay yelleef troisième mandat Macky Sall nag xam nga lan la koy annoncé élection municipale yi ñu jëm Macky Sall jaral na ko lu nekk parce que maire yi ñoo gën a jege seen ay gox si que Macky Sall téye maire yi si loxoom ba gagné élection municipale yi ñu jëm nii téye ko si loxoom xam ne ni Macky Sall loolu lay forcé dem troisième mandat kon troisième mandat Macky Sall si seen loxo la nekk yéen sénégalais yi nan la nekkee si seen loxo mooy ngeen dem bindu ji ut ay carte bu ñu fixé date élection yi ngeen sanctionné bépp maire boo xamante ni da nga dem adhéré ci Macky Sall wala bépp maire boo xamante ni maire APR la ngeen sanctionné ko sanctionné leen maire yooyu yëpp ba mu Macky Sall gagné benn maire yi si que mu bañ a gagné benn maire yi dina xam ne bu demee troisième mandat dañ koy sanctionné mais yéen nag sénégalais yi moom xeexal leen yombul gis nañu tamit benn waay du ñuy wax Sada Ndiaye mu jël ñetti rue si dëkkam tuddee ko Macky Sall Macky 1 Macky 2 Macky 3 mais sama gars yi nañ leen fàttaliku Sada Ndiaye xam ngeen kan mooy Sada Ndiaye ñu fàttaliku tuuti Sada Ndiaye mooy bi Ablaye Wade di dàq Macky Sall assemblée nationale bi mu nekkee président assemblée nationale loi boo gis dafay am kenn kuy porter loi bi gis nga Sada Ndiaye boobu noonu sama gars yi gis ngeen Sada Ndiaye boobu sama gars yi bi nga xamante ni Macky Sall mu ngi porter loi bi assemblée nationale mu ngi dàq Macky Sall assemblée nationale Sada Ndiaye boobu moo porté woon loi bi dàq Macky Sall loi bi dàq Macky Sall mu ngi tudd loi Sada Ndiaye moom moo ko porté woon léegi Sada Ndiaye moomu désesté woon Macky Sall ba mënu ko woon digérer sax biir assemblée nationale ba porté loi bu koy dàq moom moo ko tuddee tey 3 ri pour nga xam politiciens yi nu ñu bonee politiciens yi ni leen suy bale sax ëppee njëriñ si dëkk bon bi ñu bon kenn mënu ko imaginer sama gars yi kon akama baax tey li la fi indi woon ci biir sand bi di leen wax yéen Dakar waaye ngeen jóg xeexal seen bopp faytinal seen bopp te sénégalais yi ngeen dem bindu ji ut ay carte toog daas fanaanal bu élection yi ñëwee ngeen sanctionné Macky Sall loolu dina ko gën a permettre mu def ko alerte boo xamante ni du xalaata def sax benn troisième mandat sama gars yi akama baax nag ma ngi leen di jégalu fan yi si affaire yi nu muy yéex a duggee di leen joxaat rendez-vous si beneen samedi rek incha allah